ki nga xam ne moom mooy Aliou Ndour waaw ñoom ñëpp di ay nit yoo xam ne nitu làmb lañ Aliou maa ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi lay nuyu Babacar di ziar waa Leewtoo TV yëpp di ziar sama vice présidente Mbayang Fall donc ñun ñëpp ñu bokk ci Amalda di amicale des amateurs de lutte sans frappe et toute discipline assimilée man may vice président di chargé de communication waaw ñu ngi lay ziar bu baax a baax. tey bi nga àndal. am na solo yàgg maar waaw tey mu mel ni Keba Kanté moo fi woote sa gis-gis ci Keba Kanté ak ni mu bëgg jiite làmb tey ban gis nga ci am. waaw Keba da di niti làmb donc c'est pas la première fois muy yëngatu ci mbirum làmb ñun yàgg nañ ko xam ci làmb parce que dem nañ fi ay làmb yu bëri di dajeek moom muy œuvrer aussi surtout ci mbirum lutte surtout ñun ñi nga xam ne ci lutte sans frappe la ñuy yëngu wax dëgg dañuy dajeek moom sur le terrain donc su nekkee sénégalais boo xam ne aussi am na ambition diriger CNG te ñun ñu gis ne CNG fi mu dirigeant yu bees ku mel ni Keba taxaw yàgg œuvre pour làmb donc ñun dañuy sawar pour taxaw ànd ak moom loolu la rek waaw. am na solo mu mel ni kon loolu la ki nga xam ne moom mooy Aliou Ndour wax Amalda Mbaye maa ngi lay bëggee. maa ngi lay bëggee sëñ Babacar. am nga jàmm ma. sant Serigne Touba lu wér. yow tamit mu mel ni soxna nga macha allah mais da ngay œuvrer tout le temps pour ci lu yokk làmb parce que ñu ngi lay gis ci Amalda di la gis ci làmb li sa frappe bi fu nag ñu ngi la fay gis tey Keba li Aliou wax dafa mel ni yéen su ma déggee kàddu Aliou daa mel ni yéen daal ànd ngeen ak Keba ci li muy def nii tey bu dee yéen a koy jox da ngeen ko koy jox. merci beaucoup Babacar sama nijaay wax la am solo ñun ay nitu làmb lañu juddoo ci yaroo ci màggee ci ñun xamuñu lu dul làmb bëgg làmb kon ku ñu gisee ku ñëw defar làmb dekkar làmb dañuy ànd ak yow te yaakaar naa am nañu yaakaar ci Keba Kanté ne saay bu ko yàlla joxee mu nekk président CNG dina mën a jàppale làmb parce que ñun làmb lañ bëgg di ci dund di ko dundal ci kàttanu yàlla parce que dañ koy bëggee. kon yàgg maar arbitre yi nga xam ne ñoom la Mbayang Fall doon kaasal léegi ne li ñu leen def naqari na ko Mbayang Fall bu Amalda mu mel ni yéen a ngi nii taxaw Keba Kanté woote tey li ma leen di njëkk a laaj mooy seen gis-gis ci Keba Kanté mi woote ak yéen tamit lan moo leen fi indi. di leen nuyu di nuyu ñi ñuy seetaan naan peut-être bu ñu laajee lu ñu fi indi mën naa ne pour deux raisons la ñaari raisons bu njëkk bi affaire lamb ñëpp ci lamb la ñu xam ñu woote fu ñuy waxtaanee lamb bu ñu ci invité dinañ sa war a ñëw. deuxième raison bi Keba Kanté ñun barki démb bi ñu wootee Saly chaque année dañuy génn dajale arbitre Sénégal yëpp càmbar lii règlement càmbar jafe-jafe yi ñu am jébal ko CNG ren biñ ko defee dañuy woo mondu lamb pour ñu jàppal ne financièrement parce que suñu loxo jotul ginnaaw Keba yëkkati dooleem jox ñu ni mu ko yëkkatee Yékini yëkkate jox ñu Luc Nicolaï noonu Bécaye Mbaye noonu Manga 2 noonu donc ñooñu ñëpp yëkkati Jax production noonu. donc ñu dajal loolu dem ku mel noonu nag bu ñu wooyee ne serait-ce que pour yëg nañu rek war nañu ñëw teew waxatuma nag mu nekk affaire lamb la ñuy waxtaane looloo waral suñ teewaay waaw. moom laaj bi muy laaj jiite CNG lu ngeen ci gis. c'est normal parce que c'est un citoyen man dama jàpp ne lu normal la et c'est logique la gis nga ñëpp dañuy naan lamb nañ ko jox ko bëgg te moom bëgg na ko nekkul ne parce que ren la doog a wax ne jox leen ma CNG nit ñi doog a xalaat ndax bëggoon na ko ou bëgg ko woon ñun ci géew bi lañ daan nekk Ibamar tout le temps di ko gis mu ànd ak ay mbër. mu ànd ak ay écurie di yéeg ci loge bi di tag bi yem di seetaan donc ku mel noonu bu ñëwee tey toll foo xam ne am na maturité pour gérer ko mu dem laaj ko c'est parce que am na jéego yu mu ci bëgg a yóbbu làmb gis nañ programme yi muy wax te loolu gis nañ ci suñ bopp bu baax a baax bi ci mujj rek dégg ngeen ko bi ñuy jooytu affaire u sécurité ko suivre nañ ko ci benn site muy expliqué ne ça ne coûte rien arbitre ñu wutal leen oto bu leen di jëli di leen yóbbu ne serait-ce que pour loolu rek loolu dafa dal xel. donc loolu yëpp bokk na ci li ñu xam ne kii projet bu antoo ñun li ñuy kaas xëy na dina saafaraw. dina am lu ma la laaj muy parce que yow ñëpp yéen ñëpp arbitre yi xàmme nañ leen mais yow da nga ci mujjee marqué sa empreinte par rapport ak combat boo arbitré muy combat royal Modou Lo Eumeu Sène xeex am ci kaw am ci ñu gis nga def ci acte boo xam ne ñëpp di ko saluer ñaari mbër yooyu nga ko maanaam amoon combat bi amoon ci ñoom
est-ce que Malick dina leen gis wala Malick dina dégganteeg mbër yi sax wala mbër moo xam ne sax yu mel noonu arrivé na ko est-ce que Malick mës na am ak moom maanaam comme tey woote wala seq ay wax ci acte boobu nga defoon kër. bon wax dëgg fa yàlla parce que xëy na bu ma waxee ne xam naa sax maa mujjee arbitré ay grand combat parce que doyen yi fii laa leen fekk 1996 ba léegi ay temps ñoom Manga ak Tubaabu Joor ak ñoom ñëpp ñoom grand combat yi doon gën a rëy ñoom ña xëy na dañu nekk jeune rek nekk seen ginnaaw yàlla dogal yi mujj ñu tombé ci ñun mais ci loolu ngay wax acte boobu xëy na nit ñi dañuy interpréter noo xam ne mën na am yow sax du sa gis-gis lamb ji xew na li xew am na ci journaliste li tendre le micro laaj la combat bi yow da ngay wax sa xalaat parce que du la tendre micro ne la combat di wëg di ngay noppi da ngay wax li nga xalaat bu fekkee loolu ñuy wax nag dafa am lu mu déranger ñun jubluwuñ ci pour lu leen déranger wax dëgg fa yàlla moo def ba def li da ngay expliquer mais wax dëgg fa yàlla bi combat bi jeexee mën naa jàpp naa ne Modou Lo waxtaan nañ téléphone. waaw Modou Lo waxtaan nañ téléphone bi waajuram bu góor génnee àddina ñun ñu def délégation ñun arbitre yi dem jaali ji ko keroog fa lañ ko fekk ak ñoom magam ñoom Ibou Diouf fa lañ yendu bokk waxtaan foofu ak ñoom rëg-rëg sax ci kanamam la ak ay amateurs yu bëri du woon man maa demoon mais kuréelu arbitre yi defoon délégation dem jaali ji keroog daal mën naa ne keroog waxtaan nañ bi loolu weesoo tamit bi sanction yi amee daan yi nga xam ne CNG teg nañu ko ci jaay doole ku mel ni Modou Lo dégg nañ mu yëkkati ci kàddoom boo xam ne daf ko ñaawlu ku mel ni Balla Gaye gis nañ mu yëkkati ci kàddoom ñaawlu ko ku mel ni Gris Bordeaux def na ko donc ñooñu ñëpp mën nañ leen remercier te aussi dinañ sawar tudd leen mais à part ñooñu déggante déedéet. kon daal foofu la mbiree yam daal. foofu la yam daal bon xëy na nag ñeneen ñi dañ ci gisee neneen wala boog xëy na dafa am mais du ñun même bu dee dañ ko gisee neneen nu mu ñaawe wax dëgg fa yàlla ñun jubluñ ci laaw te teguñ leen ko. mu mel ni Babacar a ngi nii moom mooy doyen bi sama turandoo moom li nga wax rek ay Manga 2 ay Mor Fadam yal na leen yàlla yal na ko yàlla yërëm ay Tubaabu Joor yal na leen yàlla jégal defe naa mbir yëpp arbitré na leen kon moom defe naa tey mbir mi nekk na loo xam ne ni macha allah lu mu yàgg la ñuy ñaan fan yi gën a gudd wér gi gën a yokk barke Yonent bi sallallahu alayhi wasallam turandoo Babacar taxawaayu Kéba tey noo ko gisee. waaw taxawaayu Kéba man je pense que ni rupture la dans la démarche parce que lii mooy wane ni fédération jot na mu am waaw parce que tey ay acteurs de lutte ñoo ko fi fekk te tey làmb am na fu mu yegg fu nga xam ni structure d'exception bu ñu naan CNG dafa war a jeex ministre bi di nommé te ministre bi ay fonction politique la am dafay jógee su fa jógee ay objectif am mun nañ ko bañ a suivre loolu dafa war a jeex lu mel nii nag su yàggee am parce que sax mu ngi am parce que gis nañu acteur làmb léegi ñëpp di am kaddu di yëkkati pour wax làmb nan la war a tëddee donc ñooñu di wax loolu am nañu capacité war a mën a gérer la fédération tey rupture boobu nag dafa war a am il est grand temps ñu changer structure d'exception dem ci fédération waaw. mais est-ce que fédération tamit lu ñu war a gaaw a dem parce que est-ce que nekkul mbir mu compliqué ci dem. waaye waratul compliqué ñaata écurie ñoo fi am bëri na ñaata acteur yu nga xam ni tey dañuy jëmmal seeni écurie jëmmal làmb ci biir gox yi nekk ay nit yu nga xam ni ci wàllu dayoo am nañu ay responsabilités ailleurs ay hommes de droit ay hommes d'affaires ñu nekk ci làmb ji ñu xam ni xam nañu luy management du sport tey ñu ngi fi donc pour lan ñu bëgg insister ci structure d'exception parce que làmb ji toll na fu nga xam ni tey c'est vrai structure d'exception dañuy gérer ñaari forme de lutte la ñuy gérer muy lutte simple ak lutte avec frappe et la lutte olympique mu ngi fële ñu relégué ko au second plan wala kenn waxatu si sax et lutte féminine doo ko dégg sax ñu koy wax lutte de plage doo dégg sax ñu koy wax donc il est encore temps il est temps que sport bi mag développé yow nga am reconnaissance su CEDEAO mu fi organiser ay tournois tey nga am fi reconnaissance su FILA mu ñëw organiser fi un tournoi olympique championnat d'Afrique comprendre tey am say dirigeants yoo xam ne ñu ngi ci instance yi nga naan ba léegi structure d'exception ngay kii da nga bëgg gérer
ay relation vraiment subjective alors que ñun nekkatuñu foofu. yow da nga jàpp ne ministre bi ay relation subjective la bëgg a seere quoi. mais effectivement loolu moo am. loolu moo am. loolu moo am est-ce que noonu la demee. mais noonu la demee parce que mënoo am cadre boo xam ne propice parce que tey làmb ñëpp ko bëgg Sénégal làmb am na infrastructure léegi làmb am na une organisation au niveau des quartiers écuries yaa ngi fa ah làmb am na ñu xam ne bëgg nañu ñu mel ni ñoom Kéba Kanté làmb am na ay hommes expérimentés xam nga ba pare nga ni xam nga da ngay téye ëllëg nga xoolaat ku nga wóolu yow jox ko mais làmb c'est pas état bi moomu ko ministre bi moomu ko làmb askan bi moo ko moom donc nañ delloo askan bi kàddoom ñu teg fii ñu nga xam ne mën nañ ko gérer foofu la làmb war a toll mais yu ñu def yëpp ay calmant la ay naxaate la daaw organiser nañu fi ay assises fan la aboutir fenn nañu waxante dëgg xam nga tey mu ngi nii day glisser waat ci ñoo xam ni peut-être ay proche de Alioune Sarr la. da nga yaakaar ne maanaam ñi ñu koy joxaat ñu du ñu sori Alioune Sarr yow loolu nga gis. man loolu laa gis loolu laa yaakaar. xanaa da nga ci am xibaar. non aw ma ci xibaar parce que ku xam ni tey danaan état day dénk ku mu wóolu c'est quoi Sénégal dafa am ñu xam ni yow ministre bi yow yaa leen di wóolu wala doon wóolu c'est parce que soo waxee noonu c'est parce que am na loo tànn. mais nag olof dégg naa mu daan wax ne dénkaane koo wóolu de may ka la neex. ma ni loolu day fekk yow mu nekk sa alal waaw li nga moom ngay dénk nit ku nga wóolu mais lu xam ni ñëpp ko moom ah mais léegi ñëpp la mais c'est ça donc naxaate bi man maa la wax loolu gis nga CNG bi si ça continue sur structure d'exception bi nii y aura pas d'avancement y aura toujours des problèmes le ministre sax wax na ko nee na daaw jéeg problème yi si la gënoon tar daaw sax am na ay problème mais gérer nañ ko waaw ban problème moo gën a rëy yow ñu may la stade te mënoo fa organiser ay combat mais yow tamit si lamb ji nga nekk non ñu waxante dëgg. mais lan mooy problème bi foofu kon. mais ñu am arène. mais c'est parce que le ministre définirul une vraie politique sportive pour la lutte. moom ñu ne moom lamb ji la gën a jege ministre bi. mais nan la jegee lamb ministre moo ko indi si lamb ji sportif footballeur la woon xaw ma wala arbitre moom la woon tey fonction politique boobu su dañee faaleetul lamb dañu wax dëgg on se connaît yàgg nañ ci lamb ji. yow da nga mel ne nga xam waa ji de. waaye waa ji non lu muy doxalee la te lamb ji nag man dama ci am kàddu Malick am ci kàddu yow mi Babacar nga am ci kàddu ñii ñëpp am ci kàddu Medoune am ci kàddu waaw ba ci yàgg maar ñëpp am kàddu ci lamb ji parce que maa ngi Medoune daj nañ fi lu nga xam ni kenn daju ko si yoonu yóbbu ci seen Casamance ja. voilà yaa nga jawoon. oui mais boobu gis nga moo tax assurance dafa war a am. yéen kon boobu assuré wuñu leen bi ngeen di def. ban assuré tey yóbbu nañu suñuy ay arbitre Abidjan par la voie terrestre ñu ñëw feebar bus jëlee leen fan Dakar fii wala. jëlee leen Dakar yóbbu leen Abidjan ak Dakar Mali ak situation insécurité bi yëpp dem fële dem Côte d'Ivoire. mais loolu lu tax ngeen yéex koo wax yéen tamit. non du question yéex a wax ñun on a toujours eu des rapports civilisés avec le CNG dañuy bind li ñuy wax nii yëpp tey am na mbind xam nga moo tax tey kenn mënuñu jam ñun kenn mënuñu jam waaw xanaa nga far te ministre bi dafa far c'est ça la réalité. Babacar li nga wax ëppul. mais dafa far. ministre de la république la. ma ne dafa far c'est un complot moom ak Alioune Sarr. Matar ba nu muy fare. mais c'est parce que am na peut-être lu xam ni sañu ko wax Alioune Sarr parce que mu ngi koy gisee nii. moom mooy kilifa. ma ni ministre bi musul nekk kilifa Alioune Sarr. musul nekk kilifa Alioune Sarr. oui musul nekk kilifa Alioune Sarr. man de. mais musul nekk kilifa Alioune Sarr parce que loolu dafa yàgg. mais yow yaay ministre de la république kii comité la yore nga gérer ko. vrai ministre de la république
moo waroon agir comme ni nga foogee yow comprendre nga. kay du yow kay yaay foog xanaa. xool ni non comme ni nga waxee. comme ni nga waxee tey un ministre de la République doit être comme un juge su papaam taxawoon ci kii bi ñu koy jugé ci baar bi dafay àtte conformément au texte comprendre. te moom da nga yaakaar ne àttewul ci texte yi. mais àttewul ci texte parce que ñun lu ñuy laaj lan la assurance sécurité képp ku yëngu ci làmb xam na ni ñun dañu war a am sécurité ak ñëpp journaliste ak ñëpp dañu war a am sécurité xam nga tey yow lu ñu lay fay man mën naa nangu Babacar Diop ñu jox ko dara bàyyi arbitre bu nekk Diourbel ñu koy jox ay miet wala di ko dóor wala di ko saaga tey man war naa seetaan développement lutte nu muy toll te du ma ñaan yàlla les arbitres internationaux ñu accompagner leen ah donc yooyu la ñu jël ñu teg ko te loolu luy jëmal kanam làmb la luy jëmal kanam làmb la ma ni tey ba ñu waxee ñun suñuy problème Sénégal ñëpp téye seen làmmi seen gémmiñ ñëpp téye seen gémmiñ mais heureusement ñun fu ñu nekk ay kilifa lañ fa làmb ji fayuñu dañu am passion bu ngeen am yéen ñu nekk ci xam nga donc moom tey su waree àtte mu jël arrêté nommé Sitor nommé Alioune Sarr comment nan la Alioune Sarr war a mën moom jël benn commission boo xam ni dafa war a proposer rek sanction mu ne ko radiel. ku ko wax radiel. mais Alioune Sarr ak le président de la commission. ñoom ñoo ne kan mu raje. ñoom ñoo raje. ñoom ñoo raje waaw ñoom ñoo moo leen ko sant. mais Alioune Sarr moo sant président commission bi. mu raje ak commission président commission bi nga xam ni moom àtte na balaa sax ñuy ñëw tribunal. maanaam rajo waxtaan nañ ba dàq leen ko. parce que dégg nañ seen kaddu. réunion la ñu taxaw nii. ku nekk wax. waaw ku nekk wax. moom mi nga xam ni. nekk fa woon. téléphone. Sitor moom il est out mooy lan dàq nañ ko. te dégloo goo ko. te dégloo goo ko. te lii yaakaar ngeen ne dina jeex. ma ni du jeex parce que c'est une question d'honneur pour nous. maanaam du ngeen bàyyi. ban bàyyi lu tax ñuy bàyyi lamb ji dañ ko moom Matar Ba moomul lamb ji day dem et la lutte continue ñun Matar Ba daf ñu fekk ci lamb. fi la fekk waaw yow de yàgg nga fi daa mel. fii la ñu fekk ci lamb ñun depuis 96 ñu ngi fi xam nga arbitré nañ ko. mas ngeen waxtaan ak Matar Ba. non Matar Ba moo ñu woo téléphone ñu jox ko cër premier jour ñu dem yóbbu suñu tenue stade ñu ñëw gis ay arbitre la ko ku ñëw pour arbitrer ñëw gis ay arbitre yu taxaw nooy def ñu yëg ñu ne ok peut-être ñii ministre bi dafa waxul ak ñoom le lendemain ñu jëlaat suñu tenue dugal suñu sac dem adressé woon ñu ne ñu doo leen dugg léegi nag. loolu la waral fippu bi daal. mais non fippu bi su du woon loolu sax dañuy fippu parce que man sama bakkan du ma nangu di ko tayle comprendre pour lan pour ay raison passion xam nga te ma am njaboot te ma am ñu xam ni ñoo bokk Sénégal tey man moo war a mën a tayle sama bakkan pour lan daf ko jar. kon xanaa ñu xaar prochain président bi ñëw ba xam ndax li ngeen wax dina ko mën a régler wala déet. mani loolu nag moo tax man ni il faut mu am rupture comme nii il est temps c'est-à-dire am na ñu xam dañ koy meubler te dafa doy wóor na yàlla man maa leen wax loolu dafa doy ñuy meubler làmb ji ñii nag lii gis nga nu Matar Ba di def nii ay ñii ñoom Alioune Sarr seen mandat jeex na beneen équipe c'est les mêmes tares les mêmes problèmes les mêmes difficultés moo fi am promoteur di ngay dégg mu wax mbër wax arbitre wax keneen ak keneen wax coow li day continuer yooyu ñuy wax naan lamb ak coow ànd c'est pas vrai. lamb kay dégg naa moog coow war a ànd. non déglul parce que dafa am lu nga xam ni bu njëkk la woon léegi dafa jeex. coow waratu fi am. oui mais am na ñu ko def métier am na des métiers du sport xam nga tey ñooñu ju ci am seen teraanga su nar a yàqu dañuy taxaw wax te seen teraanga mën nañ ko gën a organiser pourquoi moom ministre bi a reçu des instructions avec le président pour ñu war a xalaat
ëllëgu acteur de la lutte ci ay assurance ci ay banque mais il l'a pas fait comprendre nga bëgg toog ci fauteuil mu wëndeeluwaat ñun dañuy am bureau dañuy wëndeelu di wëndeeluwaat waaw. kontaan ci yow. voilà merci. par rapport à Ali Babacar xam nga nit ñi mën nañ foog ne du ñàkk teggin du ñàkk teggin parce que nit bu tegee daal sa dul noonu yow aussi am nga droit comme li ñuy wax rek am nga droit dóor nit mais moom aussi am na droit jooy ni nga amee droit dóor ko noonu la amee droit jooy li ñuy kaas bu ko gars yi foog ne lu extra lu rëy a rëy la xoolal li lamb méttee nga dem bu bari ñi balaa ngay arbitrer da ngay ñëw réunion ñun rek ñooy daje réunion di càmbar erreur yi ngeen di def ne lii nii nga ko waroon defe nii nga ko waroon defe rapport yooyu toujours ñu koy jébal CNG da ngay ñëw réunion paas sa xaalis ñëw ñu ne la dimanche yaay arbitré bari ñi nga paasal ne la nag 4 heures na la fa fekk nga paasal sa bopp dem arbitré bari ñi ñib si mercredi bi nga ñëw ñu joog la jox 52 500 ngeen séddoo ko yéen juróom yéen 5 arbitres imagine loolu ñu dëkk ci 25 journée 22 yëpp loolu lañ jot ñu ne nag xoolaat leen payoor bi parce que lii àq la arbitre bi dem ba bari ñi amul sax lu ko indi combat bi day jeex mu dem ci tali ba taxaw foofu di xaar gars yi lu bëri supporter ñoo la yóbbuwaale ñii mbër yi nga xam ne mën na am ñoom nga at a ñàkkal mais ñu ne lii lu ne mën na fi am lii la li ñuy wax du kaddu Malick du kaddu Babacar arbitre yëpp ñoo dajaloo ñu tënk loolu ñu dem ba xool ne payoor boobu dañ ko war a xoolaat parce que xam nga CNG nan lay doxe da ngay ñëw rek ñu ne lii lañ leen fay dañ leen ne lii lañ la fay je te donne un exemple li nga xam ne gis nga affaire u xaalis gars yi bëgguñ ci wax parce que dañuy xaar ku wax ñu ne la ana say preuve mais lépp lu ñu affirmé ñun am nañ preuve Yékini Balla Gaye maa ko arbitré Yékini Lac de Guiers 2 maa ko arbitré keroog ay combat yu mag yu bëri ñoo amoon kii bëri na ci Baye Mandione bëri na ci ak commande King Kong Lay Pythagore bëri na ca Soq bëri na ca Ndigal bëri na ci ah ay combat yu bëri la woon te dañu ne combat yi bu ëppee 10 payoor bi day yokk ñu ne keroog ñu arbitré 11 combats ñaata la ñu fay mutul sax 500000 te dañu ne grand combat yi dañuy am sax 750000 li ñuy fay 400000 ak weccet la maa ngi fiche ba fële 11 combats ñu bind ne dañu ne woon combat yi 7 la woon ñu yóbbu ko 10 léegi comme 10 la payoor bi day yokk loolu ñoom loolu lañ wax mais ñu gis ne arbitré nañ 11 combats am 400000 ak weccet ci grand combat laa wax de Zoss Siteu ba ca tegu arbitre yi am 750000 loolu teel a xel Zoss Siteu nan lañ mën a ëppee Yékini Balla Gaye caché en même temps Yékini Lac de Guiers caché seen combat boobu caché ba bëgg a gën a tuuti combat Zoss Yékini te combat Zoss Yékini ànd ak lu mu juróom ngan di combat nekkat encore 11 combats on a reçu 400000 ak weccet les fiches sont là-bas source yaa nga ne le kañu ko jox ñun accusé wuñ kenn mais dañ ne nañu xoolaat ni ñuy fay arbitre li méngoowul parce que combat bii moo ëpp kii dayoo foofu lu tax ñu jox arbitre lii te lii moo gën a rëy. mais est-ce que joxoon ngeen ko booba. bind ko téeméeri yoon rapport yaa ngi nii suñu machine su ngeen bëggee mën naa ko génnee te am na foo xam ne yëggaguñu fa ci phase u xeex bi buñ fay génn lépp la ñuy génnee ci presse bi. lépp dina génn Malick xam dina génn dina ñëw waxtaanaat. parce que et puis dafa am yeneen loo xam ne da ci am solo dañuy topp xëy na tàgg nit ñi Sitor wax na ko fee léegi lu tax ñu tànn Malick ak Sitor ak Babacar ñu dàq leen dàq laa jàpp parce que buñ dàqee Sitor ñun la doon jooyal moo nekkal luñ foofu ñeneen ñi ñu dàqul sax ñoom ñëpp delloo nañ seen kat ba Ziguinchor ne bàyyi nañ arbitrage mut nañ téeméeri arbitre du Dakar rek léegi Sitor wax na fi barke démb am na ku bokk CNG on a de très bons rapports civilisés ak moom réunion lañ ko ne comme léegi da nga bokk bureau CNG waratoo far jouru combat bi bëgguñ la gis nga jege mbër boobu waaw combat Balla Gaye Yékini Balla Gaye Gris Bordeaux am na membre CNG yu bokkoon ci biir te gis ngeen ko ci géew ñuy sotante galaj kooku de Aziz Ndiaye de membre CNG. am na moom Aziz Ndiaye wax. amul contre moom mais lu tax mais est-ce que amul droit andi mbërëb. mais président CNG bu ko ne amoo droit dugg foofu parce que membre CNG nga léegi dugg na ci biir géew ba kan moo ko ñemee convoqué. benn yoon kan moo ko ñemee convoqué kenn convoqué wu ko. da nga yaakaar waa CNG dañu ragal convoqué si toora ñu ne moo ko doon wax moom mu nga fa loolu weesu wax nañ fi ne promoteur warul abbu ne man maa tëgg lamb ci turu kii
loolu daa am CNG da koy bañ. ku def loolu. ah gis nga combat bi ñu wax ne Gaston moo ko tëgg am na ku génne naan maa ko tëgg. wax ma kan la tax convoqué wuñ ko. kan non la Aziz yi suivre nañ télé ñëpp wax ne Aziz nee na moo tëgg combat bi suivre nañ ko ci média yi yëpp wax ko. loolu texte yi da koy tere. texte CNG di ci convoqué ay promoteurs yu néew doole yoo xam ne ñu ngi Adrien Senghor di daan seen doole yow aw ma njëgu licence yow Babacar nga am njëgu licence aw ma doole ma laqoo ci yow CNG di ci convoqué ñooñu di leen teg ay daan lu tax ñuy teguñ leen daan. kon yow su ma la déggee man affaire dafa am kumba am ndey kumba amul ndey ñun dañ ñu néewal doole moo tax ñu teg ñu lii mais gis nañ ki duma journaliste bi lu tax ajuñu ko te mu nekk kilifa toogal CNG ñun dañu teg loo xam ne tere nañ fi ne tamit combat bu yeggul CNG waa CNG waruñu dem ca face à face président Thierno Ka dem na ci face à face. face à face bi ci tournoi TNT bi la woon moom mu dem fa te boobu combat bi ñëwagul CNG kenn aju ko dara fekk ko ci nañu waxante dëgg ñun même bu ñuy dàq dinañ ñu dàq ñu dem mais dëgg bi dañ koy wax bu ba ñuy pare. am na solo kontaan merci beaucoup waaw merci beaucoup. alors donc du question que ni dama ñëw déposer candidature man j'ai un programme su fekkee ne suivre nga débat yi mu mës a def yëpp ak journaliste yi petit à petit maa ngi doon étaler sama programme mais ce qui se passe mooy xamuñu ba xam dañuy def élection dégg nañ leeral ne dañuy nommer wax naa ko si sama interview bu mujj bi jour bu ñu nommé ba pare programme bi ma yor dinaa ko jël woowaat presse bi expliquer leen li tax parce que tey mën naa doon risque si man ma étaler sama programme sans pour autant xam fan lañ jëm imagine toi ba fii suba teel ñu wooyu ne voilà Kéba indi sa programme fekk ma communiquer ba pare nit dem jël ko copier ko yóbbu la même chose mu may def. convaincre quoi convaincre. non monde lamb lay convaincre monde lamb lay convaincre te suñu définir nan la ñuy demee moom ko wax nañ ni léegi loolu nekkatul élection dañuy nommer su soobee yàlla ak yonent bi suñ ma wooyee dinaa ko jox ministre bi suñ ma woowul suñ jeexee ba ñu nommé jàmm dinaa génn félicité ki ñu nommé jël programme bi bokk ko Sénégal yi. voilà jërëjëf. troisième question bi pour que Dakaractu. pour que Dakaractu. Kéba ñaata question la. 5 questions la. jërëjëf Kéba félicitations d'abord pour ce courage tant félicitations tey dem nga tey nga ñam côte à côte yow. du wax de. mérite la courage. Kéba boo jàngatee discours da ngay xalaat sûrement ni ko Kéba dafay sentir benn tiit boo xam ne gars yi ñu koy préparé pour teg ci leen muy benn ñaareel bi dañuy wax bu ñu nomination lay doon wala élection lay doon su fekkee ni que nomination la nommé wuñ la yow boo boobaa lan mooy li may laaj ci yow mooy ku ne xam na ni man damay bañ a xëy na aller un peu trop vite mais est-ce que mbirum politique la laxasu mbirum politique Fatick ko fii jërëjëf. jërëjëf monsieur Aïcha Kéba. waaw buur man kay naka jëkk ma ne laa jàkk laa xam ne waajaloo ma jàmm wax yi moom yaakaar naa ni ñun ci leeral tànk ñoom bàyyiwul ndax gis nañ à peu près communication bi nit ñi doon tenir ba def suñu tur te du mën suñu tur mais am na benn monsieur X buñ doon jël chaque jour yi ko génn dem nañ ba xam ne foofu du baax ndax monde lamb bëggul ku ñu mën ci nommer te associé wuñu si monde lamb toog waxtaan seeg ñoom ba ñu d'accord jàpp naa ni kii loolu moom ma baamtuwaat képp ku ñu mën a nommer commençant par moi te woowuñu monde lamb ñu toog ñu waxtaan ak ñoom ba ñu joxe seen feu vert muy consensus ñu soog koo nommer jàpp naa ni kii problème politique bi ngay wax Fatick ak fii yaakaar naa ni président Alioune Sarr politique wul CNG ñi fa nekk ñëpp dégguma fa ñu fay politique ba tax ñu war a mën a xëccoog ñoom Fatick nag suñu dëkk cosaan laaj ma war a def ñoom ko fay def su fekkee ne nag dafa am bataille politique bu jógee Fatick ñu bëgg koo yóbbu sama kaw
ñoo ngi nax seen bopp ndax su fekkee ne dafa am xeex ñoom ñuy xeex seen biir man bokkuma ci xeex boobu te heure buñ ma ci dugalee tamit dama leen di du ma ñu leen dugg rek wasalaam. c'est spontané nit ki soxlawul ñu koy woolu pour laaj ko ba xam mën na yor wala mënut yor candidature proactive mooy toog bopp xool xam ne fii mën naa faa dem mën naa ko jiite mu def déclaration d'intérêt d'un candidat yaakaar naa ni sama droit la yaakaar naa ni aussi sama devoir ndax bi coow li di jub depuis 2 ans ba léegi kenn taxawul ci monde làmb ne mën na yore CNG man nag ci monde làmb laa bokk kenn mënu ma génn ci sauver l'honneur tey suñ ma woowoon boole ma ci laaj ma ci sama xalaat te suñ ma woowoon sax la ma leen ameel ko ministre bi ameel ko CNG ameel ko monde làmb mooy programme ameelu ma leen leneen non xam nga tey ñun dañoo nekk xale ñëw di seetaan si làmb continuer di ànd ak ay mbër nekk président école de lutte nekk ay amateur xam lan mooy coono làmb parce que du waa CNG la mbëri dem ci seet si ñun la mbëri ñëw ci seet te seen i jafe-jafe ñun ñoo ko gën a xam te xam nañ ñoom ne ñoo ngi ci ay jafe-jafe dañuy dégg ne xaalis bi bëri waaye ku la ci wax ne la mbër sonnut moom lay nax su fekkoon ne et puis sax man li ma ci benn ñu ne lamb du métier football métier la te pourtant footballeur yi dañuy bàyyi seen lépp def di football bi nekk ci ay club yu mag ku yàlla seet di jël ci biir lamb su la protégé war nga see mën a génn mais nag xam nga lan moo des politique de développement bi état bi définir pour lamb moom baaxul te loolu du problème waa lamb ji problème bi ñi jiite lamb ji dama leen si jox benn exemple bu ndaw Covid bi da ngaa dégg ñu woo ci wàllu lamb dimbali leen dégg nga ko yow association entraîneur yi da ngaa mës a dégg ñu dimbali leen promoteurs yi jël seen avance jox ko mbër Covid bi ñëw ñu dimbali ñëpp këpp leen mbër yi jël seen avance dem dépensé ko préparé pour bëre Covid ñëw ñu annulé combat bi est-ce que dafa dégg ñu war a dimbali leen ñoom père bi mu jaay ñu ko bàyyi ji nga xamante ni si ay jënd yi moo ko dara laaj ñoo gën a dee. da ngaa dégg ñu war a dimbali leen ku ca kon lamb dañ koo desee jox jëm te yéen xam ngeen ni homme politique bu bëgg tuut balaa muy def dara mooy dem wuti ku bëgg de drapeau